ñu dem guddi àjjuma le 16 ba la ñu génn ci Lelo ànd ko ak docteur Abdoulaye Badiane nekk adjoint médecin chef de district bi mu ànd ak oustaz Babacar Ndoye le 17 ñu def guddi àjjuma yóbbu ko ca site de recasement ba fële ci sous localité Soun mbokk mi nga xamante ni moo ko def di oustaz Ibrahima Ciss bu tuuli ànd ko ak oustaz Babacar Ndoye ndax oustaz Doudou Gueye bi ñu waajaloon pour mu def ko yàlla dafa dogal mu nekk ci xat-xat yaram bi xaw a diis ñu ñaanal ko yàlla na yàlla fëgg boppam delloo ko ci sagom dimanche bii ñu génn ña nga woon tuuli ànd ko ak professeur Babacar Gaye mu ànd ak oustaz Babacar Ciss bu tago xinin ñu def waxtaan ba nekkoon ci lutte contre la pauvreté bërki démb guddi àjjuma ñu def thème sur éducation et réseaux sociaux defe ko fii ci Sañafil ànd ko ak Haj Makhtar Gueye ak Haj Mbaye Diagne loolu yëpp mu nekk ay occasion yoo xam ni daara ji dontele dañoo décentraliser yóbbu ci localité yi ñun ñu gën a yaatal ndax localité Pout ak ni mu tëddee nekk à cheval entre deux communes muy commune Pout ak commune Kër Moussa ñu fekki mbokk yi ci seen gox def fa jotaay te macha allah niñ ko defee foofu nekk na yu am solo ñu jaajëfal mbokk yi ci gox yi nga xam ne fa lañ ko defee woon ñaan yàlla na yàlla gën a dolli sutura yàlla gën a yaatal liggéey ba ñooñu nga xam ne ñooñu permettre liggéey boobu nekk yépp mooy ñi ci intervenir indi ci seen xam-xam dem ci ak yéene yàlla na yàlla fayal ñu leen mu mel ni rek al mustarshidin wal mustarshidaat bu ñu ko tuddee daara la ñuy tudd waaye mu nekk daara boo nga xamante ni fexe nañu ba dëppale ko ak pénc dëppale complexe bi nga xamante ni amoon na ci ñi nga xam ne dañoo jàngee daara wala ñi nga xam ne dañoo jàng ci école française yi Seydi Mouhamadou Moustapha ci taxawaayam fexe na ba complexe boobu amoon ci diggante ñaar ñooñu moo xam complexe d'infériorité la wala fexe na ba loolu mu apporter ci solution mooy boole ñi jàngee mbindum càmmañ ak ñi jàngee mbindum ndajoor boole leen ñu bokk jotaay wax luy jariñ parce que xam-xam yépp dafay dellu ci jariñ jullit bu ko defee loolu moom la ñu miin moo xam jullit la moo xam ku dul jullit ñépp boole na leen ci daaraam ñu génn fa loo xamante ni ma ngay formé penc loolu nag moo indi occasion di dox ba tey ñu daje fii ci localité Pout daje fii ci commune Pout mais ci section Tukulër Mbayeen ñu defee ko fii ci Mbayeen bokk ak mbokk yi jotaay bi ki ñuy defal thème bi tey suñu responsable national commission féminine muy soxna Sophie Cissé Diallo moom moo koy def oustaz Malick Ciss moo ko ci gunge xëy na dina oustaz Malick dina ko ubbil wax ci thème beeg yépp waaye ñun li ñu gënoon a yitteel mooy ñu wax ak mbokk yi ci remercier mbokk yi ci taxawu gi nga xamante ni taxawu dañu ko ci liggéey bi monsieur le maire ñëw na ak délégation wax nañ ko sànq ñu ngi remercier suñu doyen Serigne Ndiaye ànd ak doyen Mamadou Sarr jóge kilomètre 50 suñu bàyyi Doudou Ba di wéyjur ci suñu mbokk Cheikh Tidiane Ba jóge ba Tataguine ñëw fekk ci jotaay ndax yàlla ak yéene waaye ki ñu defloo waxtaan bi muy soxna Sophie yamul ci ñëw defal ñu waxtaan képp ku mu am wax na la ko pour nga ñëw fekk ci jotaay donte la nag xat-xat la waaye loolu bettuñu parce que moom fii la bokk localité Pout la bokk muy ci daara ji ndax di soxna ci suñu wéyjur góor gi Abdou Diallo mu ngi ànd ak madame Thiam soxna Awa Jigo ànd ak madame Diallo soxna Ndey Fatou Tamba ànd ak madame Samb ànd ak madame Guèye soxna Sophie Sène ànd ak soxna Mami Sène ànd ak Abdou Aziz Samb bu Rufisque ànd ak Mam Massar Mbow bu Tivaouane loolu yëpp day feddali ne am na yéene ci liñ ko defloo ndax fekk nañ ko ci xat-xat waaye teewul mu ne Pout moom lu ñu soxla ñoo ko moom bu ko defee loolu ñu ngi feddali di ko ci sant donte le da nga naan ci daara ji lu fi waaye def da nga ko defal sa bopp waaye feeñal na ne li nga koy sant moom moo ñu ko gën a bëgg moo ñu ko gën a yéene bu ko defee ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw comme ay invité dinañ leen tudd ci kanam ñu bañ a guddal rek jox Oustaz Malick mu tàmbali liggéey bi ñi ngi baalu ñëpp ak di ñaan yàlla na yàlla yombal jotaay bi yàlla def ci barke incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي جëkk di sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokk yi fi teew yépp di ziyaara di balu xaq ci weeru koor gi. mu mel ni rafetlu kàddu yi nga xam ni moom la mbokk mi ubbee jotaay bi, ñun ñu war a ñëw ci introduire dellu ci waxtaan bi nga xamante ne moom la ñu soxna si war a defal. mu mel ni dañoo waxoon ci thème al mar'atul muslima bayna al qiyam wal mughriyat, ñu tekki woon ko ci làkku tubaab ñu wax ni la femme musulmane entre valeur et tentation. mu nekk thème bu yaatu am solo, waaye tamit mu nekk thème bu xaw a dangereux, parce que kiñ ci tudd moo tax muy jigéen nga xam ni booy tënk ci moom rek danga naan moom mooy lépp. ci gàttal pour nga bañ a sori na ngay wax ni rek moom mooy lépp. looloo tax wax ji bari ci moom, coow li bari, xëccoo gi itam bari, parce que ñépp a ngi koy xëccoo, du noonu? mu mel ni nag looloo tax ba ñu tudd qiyam, tudd al mughriyat, te muy ñu wax valeur, ndax wala nga ne naam nga ne fa. ñu tudd al mughriyat te muy boo sàgganee ba mënatoo ni naam kon newatoo fa, te muy yi fëkkaate, fëkk la. ñu wax ni nag jigéen ca bu yàgg ba léegi kujje gi yàgg na ci, ku nekk ak ni mu ko doon jàppee ci civilisation yi nga xamante ne moom moo fi jot a jaar ba civilisation l'islam ñëw, yooyu yépp xew ci. su ko defee nag am na ci ñoom ci civilisation yooyu ñoo xamante ne ca gannaaw sax bi l'islam ñëwee ñoom jàpp nañ ni dañoo war a jël seen revanche ci l'islam. su ko defee moo tax coow li chaque instant masala bi dafay dellu siwaat, wax ji day bari, xëccoo gi day bari, ku nekk di wane ni moom moo gën a mën a rafetal jëme ci jigéen. mais léegi nag soxna si dina ñëw ak ñun ci waxtaan bi insha allah. bu ñu paree ñun ñu àtte, dinañu xam, dinañu mën a tamit xam ki nga xamante ne moom moo nekk soxna bu jógee it mu gën a xam fan la war a teg tànkam ci li nga xamante ni moom mooy li nekk valeur ak li nga xamante ni contre valeur la, te muy li baax ak li nga xam ni sofaan la. su ko defee duñ ci guddal ci tàmbali gi, dañu koy jox kàddu gi mu traiteel ñu thème bi. bu ñu ci paree nag ci intervention yi ak tëj gi mën nañ ci andi conclusion. su ko defee ñu wax ko rek mu jël kàddu gi insha allah. wassalaamu aleykum wa rahmatullah. bismillah rahmaan rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا
وسيدنا وعرة عيننا وحائدنا إلى المردات الإلهي ذي الباء الطويل والشحن الرفيق شيخ المشايخ فهل الفهول مولانا الحليفة أبي بكر السي ورضي الله عن شيخي وسيدي وسندنا وإمامنا المذكور صاحب المواقف منيفة وفكر الرفيق شيخ حاج مالك سي وأن شمس الزهير وبدر الأنوار تاج الحارفين الحاج عمر الفوتي وأن حليفة الأكبر والولي الشريف الأشفر سيدي ذي المعالي العالي محمد العالي وأن كبريت الأحمر والحب المكتوم الأبر برزخ الأخلاق حسن الوسائخ ينبح الرحمة بحر الحقيقة فبالحتم والمكتوم سمي عندكم بختم الولاية فكل ولي ببحر الشيخ أحمد التجاني بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين صحفنا كهيا عين ساد كفايتنا حمم حين سين خاف حمايتنا فسيحفيكهم الله وهو سميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله نازلة إلينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين وحنى به الرحمن كيد عدونا ونجا به الأصحاب من عبدة الشر بأحمد بالمحمود بالحتم بالردى وبالمصطفى بالمنتهى بالهدى البدر كفانا لباس الخير أن كان عبده لدينا سنيا في لباس من الخير رمى فأصاب السيدة كل إصابة فلم يبقى إلا أن نقابل بالشكر سماحته تغني المريدين عن ندى ورحفته بالمؤمنين عن السير يمينك لا أنسى يمينك دائما أبا الفضل مالي خير ذكرك من ذكري إخوة الإيمان في كل مكان أسلمكم سلامة طيبة وأحل لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi fi daje ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp di ñaan yàlla mi nga xam ne huwal huda mu ñu jubal ñu ba ci bésu tey bi ñu ngi koy dénk loxo yi di ko ñaan yàlla mu def ci jotaay bi tawféex def ci jotaay bi taysiir def ci jotaay bi najaa di beral nuyoo ki nga xam ne moo tax ñu tal ko ki nga xam ne mooy law lam yalux fi fadaa'il kawni tal atuhu tabxal bariyatu fi zalma iyallaahu budul woon moom bâche bi ñi fi toog leneen lañuy tal yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral cëram yal na yàlla yokk fierté njaboot ci moom yàlla yokk fierté kilifa ci ñun mën na ko sañ na ko yàlla na ko ko defal moom Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ñuy beral nuyoo suñu waajur yu tedd yi
xam naa jotaayu tey bi moom dafa xaw a yéeme ndax dañu teg élève ci kanamu professeur wax ko mu def mémoire mu am ay kilifa yu nekk ci biir jotaay bi xamuñu fan lañ ñu féete mais xam nañ fi ñu féete seen kilifa ñu ci jiital suñu wéyjur El Hadji Serigne Ndiaye xale yi di ko wax Serigne Ndiaye Thiès wala Serigne Ndiaye décentralisation moom nag dafa nekk mbokku taalibe nekk mbokku pas-pas waaye nekk wéyjur min kulli fadlin dama koy faral di wax ne ko wéyjur bu góor bi ma jur deret rek la ëppale ci man toogaayam nekk rëms ndax su fekkoon dañu nekk ci lu dul xaqiiqa dinañu wax ne bu kilifa doon am kuñ naan gessul jàpp diw bu ñu gessoo moom lañuy téye mu am bés mu am wax bu am solo bu mu wax mu ne su ma dindee li ma ànd ak Serigne Moustapha Sy jëlale naa 60 ans parce que du ma wóor waaye mën naa waat 50 ans yu ma wóor yoo xam ne jëwuma ko ci xol jëwuma ko ci xel jëwuma ko ci làmmañ kon papa yàlla na nga mottaleeg sa sago ñuy teg ci nuyoo bi aussi góor gu am solo moom tam mu jóge ba tàtt gi nekk ci jotaay bi mu bokk ci mag ñi nga xam ne Serigne Babacar Sy moo jàpp seen ñaari loxo jox leen wirdu Tijaan bi ñu gisatul Serigne Babacar Sy ñu jàpp ci Serigne Cheikh bi ñu gisatul Serigne Cheikh ñu jàpp ci Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ndax mën nañu wax ne jotaay bi tey ku mu fi magul magoo ko fi ndax mag mu romb 86 ans di dem su toogee ci keppaar bu mel nii am na tàngal bu mu sex dafa su ko yéene yàbbi kon suñu papa El Hadji Doudou Ba yal na yàlla may la fan yu gudd yu ànd ak tawféex yu ànd ak taysiir yu ànd ak naja waaye nag ñu beral nuyoo ni ko gànd waxee borom dëkk bi muy suñu xam naa meeru waa Pout la waaye man sama chéri la wax dëgg yàlla moom tam mu am benn modestie benn humilité ci yu mel nii moom moo siy jiit gën ko fonk fuuf ñi ko woote kon Seydina Tafa yal na yàlla jàppale la yen bi ni mu la ko téeñale yàlla bu mu woyof yàlla nay gën a diis waaye boo gëstoo rek yàlla na nga gis yàlla yaddullaahi fawqa aydihim mu mel ni nag xam naa am na ñoo xam ne su ma leen nuyuwul moom tànt bi lañ may génn kon maa ngi nuyu ñi sant Jàllo ñépp commencé ci kaw ba ci suuf di teg nuyoo bi ci sang bi mu seddale ko ñi mu ko bokkal waaye di ci génn rek suñu ñaari cheikhu chéri yi toog di sama ñaari kulibali yi ñaan yàlla na barke jotaay bi walla ci seen ruux nuyu sama mbokku jigéen ñi ndax ñoo waral jotaay bi ku lim da ngay juum waaye maa ngi fi gis responsable cellule féminine yépp ñu àndandoo di liggéey ci tarbiya bi liggéey bu mucc ayib waaye nag kilifa lañ ko defal mais yàlla na yàlla barkeel ko xam naa nag dafa am koo xam ne dama ko waroon jox micro bi rekk mu defal ñu thème bi ndax suñu El Hadji Ndoye toogaayam rafet na taxawaayam jekk na
ci keppaaru mag ñi rawatina tette bi muy tette xale yi yal na yàlla guddal fan yi. balaa may commencer thème bi man dama am lu xaw a particulier mooy nit ñi bi ñu leen di maye kenn ku nekk dañ la te dafa waroon toog sama wet di ma coacher man biñ may maye dañ maa utal njëkke bu góor mook xalifa xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. oustaz nga ubbee lu am solo ñu wax ne te mu tey bi dañu ko jagleel la femme waaye ñu wax ban jigéen ñu ne la femme musulmane tudd ko nag ne femme musulmane entre valeur et tentation. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo wax ne nit mën na tànn xarit, nit mën na tànn borom kër, nit mën na tànn soxna, waaye nit mënul tànn famille. te la somme des familles moo tabax pénc. mooy tax ñu ñëw tey ñii ne waa Mbayeen, ñii ne waa Njàlleen, ñii ne Tukulóor, ñii ne Séeréer. moo tax yàlla moo njëkk a pare bi mu waxee ne yaa ayyuhan naas ittaxu rabbakum allazi xalaxakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaxu llaha allazi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba. yàlla nee na man maa jël sama pénc def fa ay représentants de Dieu sur terre. mu ne ma gëstu ne leen wattu leen seen bopp ci man, parce que ittaxullaa doo wax ragal leen yàlla ci man, mais danga naan wattu leen seen bopp ci man. yàlla mooy wax ak boppam. mu ne man mi nga xam ne sama kàttan ak sama xereñ laa xëyee génn benn lumb, mu ne ñum ma jékki-jékki jël lumb boobu tas ko def ko ñaari xaaj, parce que lu ma bind rekk xalax naa zawjayni. mu ne ma bind ci benn lumb benn parti ñu génn nekk ay góori yàlla yu xam seen boroom. ma génnaat ci biir góori yàlla yooyu beneen parti ñu génn nekk ay jigéen yu xam seen valeur. mu ne tee ngeen ma delloo sama njukkal bu fekkee man kese ngeen di delloo seeni jaamu. mu ne ndax man dara rëccu ma, sama bët kenn moomu ko, kon inna allaha kaana alaykum raxiba. mais bi mu defee loolu ba pare pénc dafa taxaw, parce que góor ak jigéen ñoo séq pénc. wante bu ñu leen bàyyi woon noonu rekk yàlla bàyyi leen ci ni mu leen indee, kenn ku nekk mën nga tooñ sa boroom ba yowmal xiyaam nga ne sa boroom amuma woon dalil. yàlla ne man kenn duma tuumaal, ndax yaa ayyuhan naas inna xalaxnaakum min zakarin wa unsa wa jaxalnaakum shuhuban wa xabaa'ila li taarafu inna akramakum inda allaahi atxaakum. mu ne man yàlla de wàcc naa, bi may bind dama bind ay góor ak ay jigéen, ma dugal leen ci pénc, mais def ci ñoom benn lien boo xam ne mooy tax góor sañ a fëgg dënnam ne kii sama soxna la, jigéen sañ a fëgg dënnam ne kii sama borom kër la. mu ne lien boobu mooy le mariage. bi mu defee mariage boobu ba pare jigéen di
bi nga xam ne moom la ñu dénk tatawurul insaniya le développement de l'être humain jur ay doom doom yooyu jur ay doom doom yooyu jur ay doom mu nekk ay shuhub ak ay xabaa'il ñu nekk ay ethnie ñu naan tukulóor yi naan séeréer yi naan joolaay naan mandeng yi ainsi de suite nekk ay kuréel yi di nekk kuréelu melting pot joolaa ne fa séeréer ne fa mandeng ne fa tukulóor ne fa lépp ne fa mu ne ma wax leen ne nag bu ma kenn tuumaal si ne doomu aadama taxaw jàkkaarloog moroomu doomu aadama nekk sama maam moom moomoon say maam ñii suñuy maam dañ leen dàqoon suñu koñ mu ne yàlla nee na man bu ma kenn tuumaal ndax li ma ñor mooy inna akramakum indallaahi atqaakum ki gën si man mooy ki nga xam ne wattu na ma ci li ma def ci moom mu ne moo tax développement de l'être humain boobu yàlla dénk ko ki nga xam ne dañuy wax ne mooy le moteur de la société ki nga xam ne dañuy wax ne bu doon oto la mooy kirij bi mooy moteur bi mooy développement wu lépp lu doomu aadama di téye rawatina développement de l'homme muy jigéen mu ne tax xamul leen ne jigéen boobu bu fekkee penc day fëgg dënnam rekk jigéen booboo ko jur ndax almaratu hiya nisfal mujtama wa hiya lati turabba an nisfal baa'i mu ne jigéen mooy génn wàllu penc ndax su penc mi ñu toog amee 100 personnes 70 yëpp nekk ay jigéen mais 30 yi fa des jógewuñu kaw asamaan ne xaaj na cëpp jigéen na leen jur kon 100% bi dafay mujj nekk jigéen mu ne bu fekkente ne kon 100% de la société yépp ay jigéen lañ shaaxir bi laaj question bu am solo mu ne kon wa hal yurja lil atfaali kamalun isartadaxu xat yut naaxisaat mu ne bu fekkee penc mi dañ ne jigéen ñi ñoo ëpp te ña fa des jigéen ñi ñoo leen jur mais est-ce que bu ñooñu nàmpee musiba ndax ku nàmp ci wenn ku manqué ndax di nga mat mu ne déedéet Ahmed Shawqi ne kon lii solution mooy wa izin nisaa'u nasharna fi ummiyatin rada an rijaalu jahalatan wa xamula kon jigéen ñooñ nga xam ne ñoo tënk société suñu leen bàyyee ñu nàmp ci musiba ñu bàyyi leen ñu nàmp ci ay tendance ñu bàyyi leen ñu fer ci ay tentation nee na jàppal ne góori yàlla moom dootul amati mu ne kon problématique gu thème bi mooy yàlla fi mu teg jigéen boobu ak penc bi mu ko dugal te penc bi tëddewul benn boor naka la jigéen bi ñu interpellé na jigéen musulmane la femme musulmane parce que suñu waxoon la femme tout court duñu sori mais suñu indexé la femme musulmane rek dañuy taxaw kon suñu ko dugalee ci penc boo xam ne dafa bari mutation fokk ñu xool naka la jigéen di fexee ba defaat reconstitution identité am revalorisation personnalité am face aux défis socioculturels et même religieux mu ne li ñu constaté nag mooy jigéenu jullit dafa nekk dans une société profondément diabolisée, caricaturée par des idéologies totalement en porte-à-faux avec les principes religieux, maquillée par une modernité débordante, parsemée de traditions à plusieurs pesanteurs. Face à ces dérives, il devient urgent que le musulman, particulièrement la femme musulmane, se révise pour faire renaître sa personnalité religieuse. mu ne penc mi day dafa nekk pencu kàkkatar
su tayee mu bleu bu subaa mu noir bu gannaaw subaa mu weex bu gannaawaati subaa mu rose mu ne bi ci des dañu ko caricaturer par ay idéologie ba fàtte ne yàlla moom moom pénc ci sama tarixa sama daayira sama sëriñ sama ngëm-ngëm sama idéologie ba fàtte buur bi nga xam ne moom ñiy gëm ana muslim bi nga jëndee ko ci daayira bi laa bokk ana mu'min bi nga jëndee ko sama tarixa te fekk ne soubassement loolu yépp mooy ana muslim gëm ne yàlla mooy yàlla mu ne bi ci des pénc mi dañu ko boyal tool boo xam ne ay aada yu koy tardeel la mu ne bu yii yépp nekkee ci pénc jigéenu jullit moom taxaw xamatul fan lay jëm il faut mu dugg ci ruxu mën a kanam pour réviser waat personnalité am ba mën a mat yàlla jaam mu ne waaye loolu kan moo ko mën mooy jigéen bi nga xam ne li oustaz wax démb ñii dañu ko tegoon fowukaay ñii teg ko marchandise ñii teg ko objet ñii teg ko malédiction kuy joxe malheur ñii teg ko kuy joxe gàcce mu ne l'islam mi nga xam ne nag moo ñëwaat jox ko palaasam honoré ko wan ko ne yow la nee na kooku moo mën a nekk ci pénc mi nga xam ne c'est plein de mutation mu ne nag il faut ñu interroger jigéenu jullit keroog bi muy jaay jonge ba ne day dugg ci diine ji parce que ñun ñoo tooñ suñu bopp bu fekkoon dañoo bàyyi yonent bi rek ak góor ñi ñun su boobaa mën nañ def ci àdduna lu ñu neex suñu deewee dem àjjana mais nag dañoo fekk yonent bi fi mu toog ñu ne ko yow de dañu jàpp ne sa yàlla ji góor ñi rek lay waxal ndax suy wàcc wax yu nga woo sa asxaab yi ñu wër la bu lay jox information nga toog sa taatu garab gi góor ñi wër la ñun kon dañoo bokkul ci diine ji yonent bi patiné parce que comme yonent bi waxoon nañ ne ko ñii inna kayda kunna azim te ki ko wax borom bi subhanahu wa taala la moo tax mu ne naa def alt déglu jibril ba xam lu may wax ñu jékki-jékki rek jibril fëggu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk association féminine bi toog ñu ne ko hé yaa ayyuhan nabi iza jaaka al mu'minat yubayyinaka ala yonent bi ñoo ñu ñëw jullit lañ de parce que waxul iza jaaka al munafiqun wala munafiqat kon xam nga gëm nañ mais comme gëm gi dëgëragul yàlla ne ko nee nañ dañu ñëw pour jaayante ak yow teeyal de nañu yëkkati seen juróomi baaraam yi def prestation de serment ci kaw juróomi article wala juróom benn su boobaa nga dugal leen ñu nekk ay mu'minaat yu sotti yonent bi ne leen yéen a ngi dégg ñu ne lu yàlla wax baax na mu ne nee na ma jaayante ki yéen ci kaw ala an la yushrikna billahi shay'an mooy ngeen xam ne yàlla mooy yàlla kenn du ko bokkaaleeg maaman yi kenn du ko bokkaaleeg sëriñ bi kenn du ko bokkaaleeg téere bi kenn du ko bokkaaleeg kuur gi yàlla mooy yàlla mu ne ko bi ci des deuxième article bi nañ la wax ne wala yasrix na si jamono yonent bi nag wala yasrix na boobu dafa nekkoon jël luñ la joxul mais wala yasrix na tey bi dafa nekk sàcc identité boo moomul
mu ne ko beneen article bi mooy wala yaznina bu ñu njaaloo de ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njaaloo bi infidélité la woon mooy benn jigéen bu fukki góor bokk mu ne ko ci jamono bi ñuy tudd tey nag njaaloo bi concubinage la ak adultère mu ne ko bi ci des wala yaxtulna awlaadahunna seen doom yu jigéen yi ñuy suul te deewuñu nañ la wax ne nañu ko arrêté parce que seen philosophie la ci boobu jamono dañ doon suul doom yu jigéen yi juddu ci biir jamono dañuy suul saxsiyatul mar'a muy la personnalité de la femme musulmane ci biir jamono dañuy def infanticide volontaire mu ne ko bi ci des wala yaatiina bi buxtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna yow yonent bi foofu nga toog buñ la indil muuk ay lay yoo xam ne ñu ngi ko defee seen diggante tànk yi wala seen diggante ñaari loxo yi yàqal gor tiiñal gor doxal gor luy tax mu ñibbi bàmmeel mu ne ko bi ci des wala yaxsina ko fii maxruufin ñoom dañoo aay te mën a préjugé kon loo leen indil rek nañ ne iyo su matee ñu yëkki seen juróomi baaraam fa bàyyeexun na nga jaayante ak ñoom mais gis nga bi ñuy yonent bi waxee ne yàlla nee na fa bàyyeexun na si la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne nekk Hind mi tudd ci Ummu Salama ci shuharaul islam moo jiite woon délégation boobu parce que Hind bi muy ñëw dafa muuru ba yonent bi gisul bëtam moo tax bi yonent bi nee fa bàyyeexun na mu muraku ne ko waa nan lay def ak xolu Hamza bi ma yeyoon ba mu sàlli ma burustu la ko am keneen ci biir association bi ne ko man nan lay def ak doom ju jigéen bi ma suuloon te deewul am keneen ku ne ko man nan lay def ak sama borom kër bi ma rayoon pour bëgg ndono yonent bi ne teg yàlla ne ko bu ko lijjanti ndax xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islaam kon wastaxfir lahunna allaaha ndax inna allaaha kaana afuurun raxiima looloo ñu dugal ci diine ji mais bi mu ñu ci dugalee nag dañu ko jànkoonte ak góor ñi mais xam nga association bu nekk boo demee assemblée générale da ngay bind PV bi ñu génnee Ummu Salama ne leen kaay leen nag ñu bind PV ñu ne ban PV mu ne PV wu pénc mi parce que comme ñoo sob ba fekk yonent bi taatu garagam gée ñu wax ne ko nañu boole ci diine ji comme ni mu ci boolee góor ñi nañ signé pacte ndax nag yàlla tamit kenn du ko défier kon nañu signé pacte ba bu ëllëgee góor ñii naa ñoom kat naaxisaatu ahli wa diin seen diine dafa gàtt seen xel dafa sëgg parce que seen ay ween dafa sëgg nañu jaayanteeg ñoom nag taxaw ci pénc mi xamoo ne foofu la parité daganee Ummu Salama takku ak ñi mu àndaloon jàkkaarloo góor ñi na leen fu yàlla wàccatee ne innal muslimin dina fa wax wal muslimaat jullit bu góor muslim rek dina fa wax bu jigéen mu ne fu yàlla wàccatee ne wal mu'minuun dina fa wax wal mu'minaat ñi gëm te jawaat la ñu yàlla ak dara su ko waxee góor dina ko wax jigéen mu ne fu yàlla waxatee wal xaanitiin dina fa wax wal xaanitaat ñi nga xam ne boolew ñu yàlla ak dara mu ne fu yàlla waxatee was saadiqiin dina fa wax was saadiqaat ñi dëggu ci góor gestu gis ñi dëggu ci jigéen mu ne fu yàlla waxatee was saabiriin dina fa wax was saabiraat aji muñ ci góor nañu ko fekkaat ci jigéen mu ne fu yàlla waxatee wal xaashixiina wal dina fa wax wal xaashixaat ñi nga xam ne yàlla kott dong moom la ñu sopp mu ne fu mu waxatee wal mutasaddixiin dina fa tudde wal mutasaddixaat ñu yor seen alal di joxe ñu yor suñuy poos di joxe
mu ne fu mu waxatee was-saa'imiin yi dafa tudd was-saa'imaat boo wooree 30 jours di góor jigéen woor 30 jours di jigéen mu ne fu mu waxatee wal xaafiziina furujahum dina fa wax wal xaafizaat ñiy ñoŋal seen li leen yàlla dénk ci sexe su ko tuddee ci góor dina ko tudd ci jigéen mu ne ko fu mu waxatee wa zaakirina allaaha kasiiran dina fa wax wa zaakiraat bu ñu yoree kurus ubbi kaamil ñu nekk ci wet gi yor kurus ubbi kaamil mu ne ndax nag loolu moo ñuy may ñu dugg ci garantie axadallaahu lahum maxfira wa ajran azima mu ne ñuy dem ba penc di daw góor ñi di leen tàppaas naan leen mais ñun mën nañ julli 30 jours te yéen mën na leen julli 30 jours ndax bii 30 jours yi yàlla teg leen ci règle même bu dee une semaine la kon semaine boobu ngeen julliwul wala wóoru leen ko wala jàngu leen ci kaamil ba mu mat mën nañ leen ko ëppalee yàlla ne man loolu sama yoon nekku ci li rijaalin nasibun mimma iktasabu wala nisaa'in nasibun mimma iktasabna góor ak jigéen lijjantiwuma loolu li ma lijjanti mooy góor bi sellal ba am 100% ma fay ko 100% jigéen bi sellal ba am 100% ma fay ko 100%. mu ne loolu nag moo def l'introduction directe de la femme musulmane dans la société musulmane ñu nekk ci penc mi jékki-jékki rek ne man de góor laay def sama bopp ñu ne ko yow penc mu ne waaw mais dama bëgg takk soxna bu ñuy tuddee l'islam ñu ne ko penc da nga bëgg takk soxna bu tudd l'islam mu ne waaw ñu ne ah kuy takk jabar ji dinañ laaj ci fu mu jóge fuy cosaanam luy waasoom fan la soxeekoo kan mooy ndeyam kuy baayam lu muy xaat ci yow looy xaat ci moom jon joxuñu critère ki ngay takk yow penc mu ne ki may takk l'islam la tudd ñu ne ko ni mu mel mu ne c'est l'art de se réaliser physiquement et moralement sous la lumière et par le truchement d'un enseignement supérieur ki may takk jéeg bu pare la c'est un système à la fois éducatif social culturel économique politique et religieux qui réconcilie l'homme avec lui-même et avec Dieu en lui restituant son appartenance à la citoyenneté interuniverselle mu ne ko nu ma koy xamee mu ne ko l'âme avec son inclination au sacré mu ne ko ak lan mu ne ko l'intelligence avec sa soif de découverte mu ne ko ak lan mu ne ko le corps humain avec ses besoins en aliments nutritifs capable de séduire son auditoire ñu ne ko yow sa jéeg pare na de yow nag sa jéeg pare na jéeg boo xam ne yow nee nga soo ko takkee artiste la boo xam ne dina la mooñal sa biir ak sa biti loo soxla dina la ko jox moo xam loolu dafay dellu ci koom-koom wala dafay dellu ci social wala dafay dellu ci yar wala dafay dellu ci culture wala dafay dellu sax si nga mat yàlla jaam mais yow sa jéeg bi pare na. aleykum salaam wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. mu ne ko yow sa jéeg bi pare na waxatuma laa nag nga jox ko ñetti dalil sur l'âme avec son inclination au sacré mooy ruux bi koy bi yàlla jox jéeg bi mu koy nàmpatal ci zikrullah mu ne xel bi ñu jox jéeg bi mu koy nàmpatal ci connaissance l'intelligence avec sa soif de découverte parce que Serigne Cheikh moo wax ne l'ignorance n'est pas forcément absence de culture mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus sont aussi un signe inquiétant de l'ignorance mu ne ko beneen bi yaram bi la yàlla jox nga tàggat ko ci ay ferñentam ba mu mën jàkkarloo ak nit ñi wax ak ñoom luy sotti mu ne ko yow sa jéeg a pare
mais xanaa nag ku takk jéeg dina sëy si pénc mu ne ko day sëy si kay mais dafa am bàjjen bu lislaam àndal pour mu yeb ko mu ne ko pénc yow lislaam bi nga takk muy sa jabar kuy bàjjenam mu ne ko bàjjenam mooy alxuraan te bi mu koy yeb daf ko jëndal pañe dox daje boo xam ne maa faratnaa fil kitaabi min shay'in jox ko 6666 accessoires ne ko nag dinaa la jox 114 clés boo xamante ne saa boo soxlaa benn accessoire rek clé boobu ngay jël mu ubbil la nga bayaan bàjjen bi ne man dama man sama bopp de xam nga am na bàjjen yoo xam ne bu ñuy joxe ku ñu wóol daf naan dañ naa la man mayuma la jéeg xale bu ndaw laa la may jéeg bu pare alxuraan ne pénc maa la may jéeg bu pare ndax 6666 aay yi nekk ci alxuraan mooy say accessoire boo soxlaa politique mu jox la boo soxlaa économie mu jox la boo soxlaa social mu jox la boo soxlaa éducation mu jox la mais ñoom ñépp nag dama ko tënk ci ay surat muy les 114 surat du Coran mu nekk ay caabi ñu ne ko yow wóolu nga sa bàjjen bi li may wax mu ne maa ko wóolu ndax alif lam miim zalikal kitaab laa rayb giñ naa ci alifu allah giñ ci laamu laa ilaha illallah giñ ci miimu maliki yawmi diin ne sama koofur bii amul dut moonte loo ci xamul mooy fii ci biir koofur bi hudan lil muttahin jéeg bu bëgg sëy jéeg bu bëgg pare ubbi ko mu ne ko ba pare nag dama ko boole ak ay topp yu dul ñibbi parce que xam nga penc moom topp ñaari fan lay def borom kër bi daax ko mu ne ko sama jéeg bi dama ko boole topp yu dul ñibbi ñu def nag ay groupe di ko entouré mu ne ko ñooñu ñan lañ mu ne ko allazina yuminuuna bil aybi wa yuximuuna salaa wa mimma razaqnaahum yunfixuun groupe boo xam ne gëm nañ ne bés pénc taxawaay bu mucc ayib lay ne groupe boo xam ne gëm nañ ne joxe julli yi ñuy joxe julli sujjóot beeg rukkoo bi yàlla kottu ko moom groupe boo xam ne gëm nañ ne li leen yàlla jox pour seen poche daf leen ko dénk pour ñu jàkkaarloog sekk ku omlewul mu ne ko ñoom ñooy premier entourage bi ñooy joxe ndékki mu ne ko ñeneen ñi nag mu ne ko ñeneen ñi mooy wallazina yuminuuna bi ma anzala ilayka wa ma unzila min xablika wa bil axirati hum yuxinuun mooy ñi nga xam ne mais gëmoon nañ jéeg gi fi ñëwoon parce que penc yow tam du man rek nga mës a takk di amoon na jéeg ju ma jiitu woon jéegu Muusaa yi ñu ngi fi woon jéegu tawraat yi ñu ngi fi woon jéegu injiil yi ñu ngi fi woon te pourtant ñooñu ñëpp yàlla da koo mooñ boole waale mag ñoom ma nekk seen synthèse mu ne ko kon nag yow noppil rek xamal ne daal ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflixuun yow de sama topp yii boo leen faalewul xamal ne ñii moom mooy ñi nga xam ne dañuy réussir par force mu ne ko bàjjen yow pareegoo mu ne ko non bàjjen yi léegi dañuy bëri ay dox daje ndax am na koo xam ne sax mi ngi laaj ndax dëgg koofur bi ma la jox réalité la waaye giñ naa ci alif lam miim giñ naa ci alifu allahumma giñ ci laamu latifu yàlla giñ ci miimu malakuutu yàlla ne laa ilaha illa huwa xayul xayum yàlla mi sàkk ak a mën a sàkk mais moo mën a rey paaka reyul jaasi reyul yàllay envoyé dogalam ci paaka rek mu rey mu envoyé dogalam ci médecin rek mu juddu te yàlla moomu nazala alaykal kitaab bil xaq musaddixan lima bayna yadayhi wa anzala tawraat wal injil te min xablu sax hudan linnaas
wa anzala al furxaan mu ne ko yàlla moomu dëgg yàlla bi mu jël ba dëxañ ko sama coffre bi moo lay wan ne sama coffre bi du naxe te xam nga coffre bi sax am na ñu ko fi jiitu woon te ñooñu ko fi jiitu woon muy injil jóge ci yàlla di zabuur jóge ci yàlla di tawraat jóge ci yàlla ñooñu ñëpp ñoo doon leeral mbindeef yi ñu jamonoonteel mu ne mu soog a nag indi furxaan mu ne inna allazina kafaru bi ayatillah lahum xasabun shadidun wallahu azizun zul imtihaan mu ne bu yeboo nga gëm ne man daal sama jéeg bi ñi ma ànd ak moom ku ko gëmul yàlla dina fëgg sa ndigg bi pénc paree nag ba ñu dugal lislaam ci néegu pénc benn njëkkeem taxaw ne ko pénc yow dal nga si waaye ma xamal la ne de lislaam mi fekk si na famille boo xam ne raj-raji gi ñu raj-raji bu yeboo nga xam ne lislaam fekk na fi ñoo xamante ne nii ay góor lañ ak i jigéen waaye góor ak jigéen ñooñu jamono ji boo maytul dinañ dribble lislaam ba bu ëllëgee lislaam di leen xool di xool ndax njëkke yi ñoom la wala peccorgo yi ñoom la wala goro yi ñoom la mu ne ko en tout cas daal am naa coffre bu may résoudre tous les problèmes de ma vie ndax maa farat naa fil kitaabi min shay'in ñu ne ko waa lislaam dund na fi de def na fi ay siècle de xanaa jurul doom mu ne lislaam nga xam ne dafa taawlu rek commencé nef lislaam bi mu juree shahaadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah si la nef iqaami salaa nef itaa u zaka nef sawmu ramadan nef xajul bayt taawam kese moo tudd ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah parce que soo ko suñu ñëwul yeneen grossesse yi dañuy nekk ay morne moo tax bii mooy anti-dee bi nga xam ne moom la ñuy jox groupe homo yi mu ne moo tax su ñëwul iqaamu salaa du am place itaa u zaka du am place sawmu ramadan du am place mu ne ko waaye nag dafa am benn doom bu tudd xajul bayt bi muy juddu dañ koy yóbbu crèche moo tax mu nekk benn bébé boo xam ne dafa nekk entre l'espoir et l'incertitude moo tax kenn mënul waat na di nga dem màgg danga naan yaakaar naa rek yàlla bañ mu diis ndax ci 5 piliers de l'islam yi la bokk mu ne man istata ilayhi sabila penc di dund ay siècle mook l'islam dem ba dugg ay 19e siècle 20e siècle 21e siècle rek génn dugg def ay quelques tourisme rek ñëw na l'islam damay takk ñaareel l'islam ne ko yow penc koy takk mu ne ko ñaareel bi may takk de modernité la tudd mu ne ko modernité yow foo xamante ak modernité mu ne ko modernité bi may dox ci sama trajectoire laa dajeek moom dinaa ko takk nag te dina sëy si mais nag adopté ko ndax suy ñëw dina indaale ñeenti doomu jiitle walla juróom mu ne ko lislaam yow am nga fit de penc am nga fit doomu jiitleem yooyu nu ñuy tudd pour ma préparer man samay doom ba ñu mën leen adopter mu ne ko premier doomu jiitle modernité mondialisation lay tudd deuxième doomu jiitle modernité agression occidentale lay tudd troisième doomu jiitle modernité nouvelle technique de l'information et de la communication lay tudd mu ne quatrième doomu jiitleem média lay tudd mu ne ko ñi ñëpp nga ma indil aay nga de mais xanaa ñoom bu ñuy ñëw comme seen yaay day ñëw fekk si ma wax ma kenn ku nekk caractère am ma mën ko wax samay doom pour bu ñu ñëwee cohabitation bi mën a nekk cohabitation bu marquante mu ne ko premier doomu jiitle bi mondialisation caractère am soriwul
ndax moom dafa réduire monde bi ñuy dund en un village planétaire àdduna bi de la jël def ko benn dank indil la ko sa buntu ko tegal la ko mu ne ko mais l'islam di nga ko soxla de parce que nag bu njëkk ba yow l'islam daan nga bëgg a dem seeti yonent bi ama woon avion buy naaw danga daan jaar ci bateau yi ba son def 1 mois soog a yegg si yonent bi mu ne ko yow l'islam bu njëkk ba daan nga bëgg def benn voyage mais voyage boobu boo demee voyage commercial lay nekk te léegi boo moytul modernité bii doomu jiitleem bii di nga toog sa biir kër jënd li nga bëgg a jënd kon adopté ko yow l'islam bu njëkk ba daan nga gis ne sa doom bii daan na fi jóge dem tukki doo ko jot téléphone doo ko gis doo ko dégg mais modernité mi moo la indil loo xam ne bu xëyee tey tàggu la États-Unis bu 6 heures mu ne la yaay maa ngi nii xoolal sama appartement kon adopté ko rek bu ko dàq mu ne ko wax ma beneen doom bi mu ne ko deuxième bi moom dafa ñëw ak ay cortège de réalité dafa indaale ay cortège de tendance yooyu nekk luy changer comportement doomu aadama tendance yooyu nekk lu koy dugal ci ay phénomènes yu malsain tendance yooyu nekk lu koy dugal ci jikko bu ñaaw mu ne waaye nag adopté ko parce que moo la fekk ci penc xam mu ne ko penc xanaa xamoo ne àdduna nit li koy yàqal du ko gis mu ne ko en tout cas daal sa deuxième doom bi moo tax kenn xàmmeetul jigéenu jullit ci comportement physique ci comportement verbal ci comportement sax ni muy nekkee ci biir askan bi mu ne ko troisième bi nag mu ne ko troisième bi moo quatrième bi dañu nekk ay tofa ba nga xam ne ay complices lañ muy nouvelle technique de l'information et de la communication ak média mu ne ko ñoom ñaar ñooñu nag defal très attention ci ñoom bon lew ñu lépp de mais baax lew ñu lépp mais ma sàcc wax la rek ci ñoom ñaar sooy waxtaan ak ñoom walla sa doom yi di waxtaan ak ñoom nañu ko wax loo xam ne suñu ko génnee duñu rus ndax ñoom ñaar dañu nekk en congruence dañu nekk en relation mu ne ko yow daal ñeent ñi nga ma indi ci doomi jiit la mu ne ko waaw mais l'islam di dem dëkk ak cohabitation doomi modernité quatrième doomu modernité ak troisième doomu modernité infecté doomi l'islam mu ne ko pénc sa doom ji ñuy tuddee internet ak bi ñuy tuddee média nga ne say doomu jiitle lañ pourtant infecté nañ sama doom ji ñuy tuddee julli mu ne ko si nan mu ne ko tëggu sa néeg ñuy nodd tisbaar mu naan la yow yeggaleel sinab bi daruuri bi weesagul muxtaar bi paaseegul ñuy nodd timis mu naan la yow série bi démb seetaanoo ko nañ seetaan maîtresse d'un homme marié waay wiiri wiiri bi gisuma rediffusion wam mërs bi gisuma rediffusion wam nee na julli commencé infecté wu ba mujj nekk saa una fil waxt saa una fil libaas saa una fil makaan mu ne ko mu ngi may bëgg percé de mu ne ko bi ci des par période lay infecté sama yeneen doom yi mu ne ko bal la infecté waat mu ne ko koor ma nekk sama diggu weeru koor mu ñëw ne ma nañ lido waay non su ma jógee julli ji danga may gañe nañ dàqi koor géej waay waaye yow diw mii moom xam naa moom xanaa du démb rek la fi doon jàngale otom bi da moytu da koo sàcc di ma jëwloo waaye yow diw couple bi gis nga ko moom xanaa bi muy tànn kii seetu ko te yaa ngi ci koor waa diw mii moom man daal maa waaru ci àdduna bi ñii te yaa ngi ci koor mu ne kon infecté na sama koor mu ne ko bi ci des
infecté na sama zakat mu ne ko nu ma ko infecté mu ne ko xanaa ma woote marmite du cœur mu ne ma bu ko woote mukk te woowoo télé bu la fi Mourchid TV bàyyi de bu la fi TFM bàyyi de woowal télé taraanga bët lañ koy wutal zakat mooy lan yàlla daa xamati loolu waneel fii ne Tafa Saara fi rendi ñaari nag séddale ko waa Pout naka télé yi jël rajo yi bind ko wax ko journaux yi bind ko mu ne mu infecté sama zakat te yàlla waxoon ma ci sama coffre wa yutximuna taxaama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asiran mu ne ko bi ci des infecté na sama aj mu ne ko nu mu ko infecté mu ne ko parce que dafay ñëw ma tàggool dajale samay 3 millions sonn bay bëgg a dee ci njàng ma war a dem ci baytillaahil xaraam mu ne ma balaa ngay demal marché HLM ñëwal juróom benn jesneer ndax say nawle nga fiy bàyyi soo demee màkk nag boo duggee Médine rek demal fi ñuy jaayee ko lu asli bu la fa waxande cuuraay yi bàyyi de bul fàtte sarxatan de bul fàtte bantu uxut de soo ñëwee ba ci avion bi nag balaa ñuy atterrir aéroportu Diass laajtal ndax avion baa ngi waaj yegg ci Sénégal suñ ne la waaw jëlal sa coffre nag fas yéenee maquiller sa kanam xawal diwoo tuuti uxut nag ñu xam ne yonent bi ngay xeeñ nga dem sa compte bancaire aj nga ñëw ñu naan la ajaa naan la allaaji malaayika yi naan yàlla laal la bayka wala sax dayka mu ne kon kii infecté na samay doom ñuy réglé loolu pareeguñu mu infecté mariage ñu naan la chinabal muy yéen ba WhatsApp amee ba léegi dara dafa umpeeti nga défilé de mode ci jouru mariage bu sacré yónnee ko États-Unis muy wër àdduna fekk internet doomu jiitle modernité bi mu indi moo ne la jaayal sa bopp léegi kenn nëbbatul taraanga nga jël jouru mariage mu sacré ci doomu aadama parce que dafa nekk barrière entre la phase adulte ak la phase de mère nga ne fu ñukk imam bi ne fi ñukk alxuraan bi dem ndeyale sa bopp salon ba ñuy yëndu di la xool duñ la gis tàkkusaan jot ma ñuy xutba kenn du la gis ñu jékki-jékki gis la nga ñëw ñu war la jox Faatiha Falaq ak Naasi ñu ne génn la day jàkkaarloo ñu ne waa kii imam da ko war a ñaanal ñu ne teel na may ko rek bu bëla la duggee woon day dem soli bu weex bi nga ñëw 30 minutes ñu ne ñaan gi lee mu pare ñu ne noonoo des na bu rose bi ma ne may laaj jigéen ñi ban jigéen 10 femmes jël leen rek nga laaj leen micro trottoir sa mariage lan nga ci bëgg lan moo la ciy impressionné lan la 8 personnes lu ñu lay wax xanaa góor bi yor ma dëkkal ma fu nooy ndax samay nawle bañ maa ree waaye kenn ngay dajal mu ne la xanaa nga ñaanal ma mariage bi ma am ci góoru yàlla ba am ci ku ñuy coow mu ne kon infecté na comportement mariage mu ne bi ci des infecté na cérémonie familiale naa la moom yow da ngay tënj yow bàyyi sa jooy yi xoolal la yu bi liñ lay jox ndax nit ñi dañu ñàkk jom koo fi joxoon ñaar téeméer attan nañu fi di la fi tegal ay ñaar fukk dinañ ci ñëw ci kanam ñu dem ba penc tàyyiwul mu xëy na lislaam damay takk ñetteel mu ne ko yow penc foo jëm yow kan ngay takkati mu ne ko ki may takk nag bii paa tradition africaine lañ koy wax mooy aada yi mu ne ko mbaa moom indiwul doomu jiitle mu ne ko non moom bërilewul pesanteur culturelle rek la indi mooy mënul ñàkk mu ne ko doomu mënul ñàkk la indi mu ne ko waaw mënul ñàkk nga bokk ak sa boroom kër di ko toggal di ko fóotal di ko baleel di ko paaseel xëy yàlla jël ruuxam ndax moo ko moom ñu rombal ak jàddi bàyyi woo sa xel ndax ki ñuy dugal léegi tama nekkoon ak moom biig ci guddi est-ce que malaayika bi ñëw léegi di ko laaj man rabbuka dina ko wax allahu rabbi est-ce que malaayika bi ñëw léegi di ko wax man nabiyu ko dina ko wax muhammad nabi
est-ce que malaayika bi ñëw léegi di ko wax maa kitaabu ko dina ko wax alquraanu kitaab yi est-ce que malaayika bi ñëw léegi di ko wax maa diini ko dina ko wax al islaamu diini ñu la yoroo sa kur def lixlaas nga naa mu yow tegal ma sama layu bi njëkke sàngam lu mu joxe 10 000 de la fi teg ñii ni ñàkke jom li ma leen sëyal seen kër càmmañ lii xam na dañ yàkkamte woon mu dee sa ba ma ñibbi sama kër ndey yow génnal ma sangu yi mënul ñàkk ñu ne la yow kuy tënj an-nazaafatu minal iman nga ne kuy tënj du sangu de benn yoon ngay sangu ci semaine bi ñu ne la yoral sa kurus ñaanalal néew bi ndax décomposition mystique nga ne tegal ma fii reenu paftan rek ak paaka ak sungufu fuddën mënul ñàkk de lii sa maam yi ba tey ku dee ñu defal la ko mu ne nga dem ci ngénte ñu war a def farata war a jox xale bi tudd doom ak doom ni mu sacré xam ne bés boobu la yàlla wax ne tracé naa doomu aadama viiwam imaam noddal rek li xaamal bul kàbbar de ndax kàbbar bi moo koy liggéey imaam noddal la kàbbaral la boyal la ba jour bi yàlla di jëlaat ruuxam ñu ne imaam kaay kàbbar nag tey moom mën ngaa wax allahu akbar juróom-ñaari yoon jébbal ko boroomam moo xam lu mu fay fekki ñu ne la mënul ñàkk de xar mi ñu rendi fokk ñu jox ci bëyu baay fokk nga joxe ci tànku njëkke fokk nga joxe ci coppati mënul ñàkk de suñu maam yee ko fi doon def mu ne mu dem ba tradition africaine ci mënul ñàkk demaat moom infecté jiwaat ruux infecté jiwaat julli mi nga xam ne moo nekkoon premier doomu l'islam Serigne Cheikh ne si la prière cesse d'être la sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui par ignorance en deviennent les victimes, car la prière est à l'âme ce que l'engrais est à la surface du sol, ou il l'améliore ou il l'écrase. mu ne ko julli bu jëkk ba wax dëgg yàlla dafa nekkoon inna salata tanha anil faxshaai wal munkar waaye bu fekkente ne léegi julli bi imam bi mooy xëccoo bâche bi ñu def ci biir jàkk ji jigéen ñi bu ñu génnee ñu nodd bu jekki imam sa nodd gi neex na mu ne tudd naa la nodd gi yow nodd yàlla gi loo siy tuddee nit imam alxuraan bi nga tari tey maa la ko tuddee alxuraanu yàlla bi noo koy tuddee jigéen mu ne mu infecté koor nga woor ba ngoon jëw ba jëw fu dara newul léegi jëw bi nekkatul jëwu làmmañ mais jëwu clavier mystique la mooy baaraam yi la yàlla jox ngay toog rek ci tànt mi awa jigo di ñëw rek nga def sa whatsapp mu yow xoola kii musóoram gi balancé ko bët yi di dem di def waylun humazatin lumaza parce que ki nga jëw te waxoo bët yi moom mooy circuler information bi awa di daagu du ñëw rek nit ñi di xool musóoram fekk sa clavier mystique moo bind mu yow musóoram gi gis nga ko waaye xanaa ki moom vaccin bii rek la am te nee nga kat da nga woote conférence nee na nga infecté corps bi ba corps bi nekk grève de faim nga toog ba ngoon nga ne allahuma làkk sumtu yàlla nekk yow koo ko sumtunteel wa bika amantu mu ne la yow koo wóolu wa ala ristika aftartu nga ne ko sa compte bancaire dara amatu fa ndax jox nga ko awa jigo mu ne la nga infecté zakat ñu ne la yow oomle nga de muuru koor bi te nga jox dem diw mii nga ne yee diw moom tànk loxo na ko ba kenn baat bët gémmañ dong fi ne yàlla bi mu joxee ay loxo pour nit am jom la woon na liggéey ñu ne waa léegi kon zakat bi noo koy def nga ne non bàyyi lekk ma dem prison civile fa prisonnier yi nekk woo télé bi ñu wane ne maa ngi joxe sama zakat moo tax damay xool démb télévision ma ne marmite du cœur daa mujj nekk marmite bi parce que calcul bi ka kiy def di amee mooy nekk fausse interprétation parce que su fekkente ne rek marmite du cœur pour nga lewal nit la
si wa yutximuna taxaama ala xubbihi miskin yaa ngi fi duñ fi jeex 12 mois sur 12 faxiir yaa ngi fi duñ fi jeex 12 mois sur 12 asir yaa ngi fi duñ fi jeex 12 mois sur 12 yettim yaa ngi duñ fi jeex 12 mois sur 12 bu tax nga bàyyi ba 11e mois 12e mois nit ñi xiif nga yor sa ceeb di ko tàllal si télévision bi ne da ngay def marmite du cœur. mu ne mu infecté sama pèlerinage mu nekk voyage commercial ma ñëw diri samay valise di teral njëkke di teral goro di teral lii ñu naan laan léegi sax ñi am bongo dañuy ñëw naan soxna si wax ma noo ziyaara yonent bi nga toppa si di fitta si ñu lay laaj noo ziyaara yonent bi. mu ne moo tax bi penc demee ba l'islam tayyi ci moom def ne ko penc yow kaa ñu def tête à tête parce que yow maanaam dama yaakaar da nga am Alzheimer kon foog ma toog ak yow pour ma mën la reconstituer waat nga xam yaay kan. mu ne ko penc yow loo manqué man l'islam jéeg bu pare mais fexe naa ba nga mat yàlla jaam fexe naa ba sa doom yi nga xam ne mooy julli di woor di génn asaka di dem màkk mais fexe naa ba bu ñuy dellu ci yàlla nekk radiyatan mardiya. mu ne ko fexe naa yow penc ba sa source d'inspiration nekk la haute noblesse divine. mu ne ko fexe naa ba sa source d'expiration nekk les impuretés de Satan kon yow looy wutati. mu ne ko bi ci des sax mooy jëwuma kenn xasuma kenn mais yow sa ñaareel bi nga takk est-ce que seet nga ko ndax am na ñaareel ak ñetteel yoo xam ne kuy tàggu seen sa aawa doo ko takk si bu aawa bi xamee boppam. mu ne ko est-ce que sa ñaareel bi nga takk seetlu nga ko modernité muy ñëw indil la juróom benni doom wala ñeenti doom yu bokkul ndey ak baay te bi mu koy am amew ko ci mariage kon kay war ngaa xam ne sa ñaareel bi elle est infidèle kon yow war nga xam ne yow penc boo bëggee dàkkantale sa bopp musulman di nga xam ne la modernité est pleine de mutation. mu ne ko beneen bi ci des sa 3e femme moom ay waxuma ko ndax moom bombe à retardement la moom waxuma dara mais li ma gën a soof si moom mooy da ngay def dans de samba aada yóbbu la 18e siècle en arrière nga am 90 pas en arrière am 1 pas en avant. mu ne kon yow looy doyee ñii te penc yow li nga xamul mooy man sama entourage yàlla moo leen ñoŋal ndax xat aflaxal mu'minuun man ñi ma am yàlla da leen a chérir de man ñi ma am dawuñu bay daay ndax al muslimun mooy jullit bu wax ne man jullit laa maa ngi woor maa ngi jàpp maa ngi génn asaka maa ngi dem màkk waaye al mu'minuun mooy ku sérieux. mu ne ko al mu'minuun mooy ku sérieux ki sérieux ci julli bi xam ne rukkoo bi dafa war a mat sujjóot bi dafa war a mat sëlmal bi dafa war a mat takbiraat yi dafa war a mat pour mu bañ a dugg ci saa'una fil waxt. mu ne ko al mu'minuun mooy ki nga xam ne wóoram dafa war a mat azakam dafa war a xam nu mu koy joxee aj màkkam dafa war a xam ne intimité avec yonent bi la. mu ne ko ñooñu ma am nag allazina hum xaashixuun ñooñu ragal yàlla doo muy seen métier. mu ne ko bi ci des wallazina hum anil lahwi muxridoon ñii ay loisir fëkku leen de ay tendance yóbbu leen de penc man ñi ma am dañoo ñoŋ de. mu ne ko bi ci des wallazina hum li zakati faa'iluun mu ne ko ñii dañoo xam ma yutximuna taxaama ala xubbihi lu muy firi de. mu ne ko bi ci des wallazina hum li furujihim xaafizuun penc man ñii ma am appétit libidinal fëkku leen ñii tiituñu libido ba violé nit rey ko man ñi ma am xam nga ñan moo leen ñor seen borom seen soxna yi ak seen ñi leen yàlla gàll seen loos ndax ñoom fa innahum xayru malumin kenn du leen ko laaj parce que yàlla moo leen wax ne dem leen nisaaukum xarsun lakum seen tool lañu bay leen seen tool. mu ne ko fa man ittaxaa waraa zalika fa ulaika humul haaduun
penc ñii boo leen ignoré nga sa musiba. mu ne ko te pareeguma sax ndax wallazina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'uun ñooñu mooy ñi nga xam ne yàqaluñu gor, jamuñu gor, xasuñu gor, xooluñu xoolu xeebeel, xooluñu xoolu kiñaan, jalousie fëkku leen. mu ne ko wallazina hum ala salawaatihim yuqaafizuun. mu ne ko salawaat bu njëkk bi ay julli la woon, mais salawaatu ñaareel bi ay ibaadaat la. goru yàlla bu ñu gis teral la ndax yàlla rek tax, miskin bu ñu gis oomal la pour nga siggi, yattim bu ñu gis dimbali la pour nga bañ a fàttaliku ndey ak baay, asir bu ñu gis ñaanal la pour nga génn ci guuta. mu ne ko nag wax dëgg yàlla nag ulaa'ika humul waarisuun, man penc man ñi ma la utal ay héritier piir lañ, ñii ñoo jara jox ndono ndax allazina yarisuuna al firdaws hum fiha xaaliduun. yow penc da nga fa ne man sëy bi may sëy ak yow fii sene fii lañ ma koy faye, maa ngi xaar yàlla yowmal xiyaam bañ dem ba mu nañu irjaxi ilal janna, ma nekk fa sax samay óorul ay ni di lekk lu ma ko laajul te sobe du fa am. kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy ay waarisuun. mooy ko bi ci des penc yow xam nga loo war a xam mooy yow ñii tax ngay tëb ay mbindeef lañ, parce que yàlla waxoon na la inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa. kon góor la ak jigéen, mu ne ko te góor ñooñu ak jigéen ñi wala xat xalaqnal insaana min sulaalatin min tiin. fu ñu jóge man maa jël doomu aadama def ko ci extrait d'argile, mu ne su ma jaxal naaxu nutfatan fii xaraarin makiin. nee na ma xam ne sama argile boobu mënuma ko teg fenn muy basculer, ma dem xool benn dépotoir solide muy utérus bu borom jigéen ma dugal ko fa. mu ne su ma jaxal naa nutfatan su ma xalax naa nutfatan xalaxatan fa xalax na mudaxa fa xalax na mudaxata xisaaman fa kachaw na xisaaman laxman su ma anshax naaw xalxan aaxara. mu ne moo tax yow jigéenu jullit yow xamoo sa bopp, yow entreprise bi nga xam ne yàlla moom la moom teg ko pour fabriquer fa doomu aadama, mais yow yaay chef d'entreprise bi, parce que laboratoire bi mu wóolu ba jël extrait d'argile am boobu jël toxu mànn yu góor teg ko fa wóolu si kenn lu dul sa utérus, jox la ko ba pare ne la nag duma fi late, parce que wutal naa sama être humain bi ay directeur technique. yow soo xëyee lijjanti liquide amniotique bi, kële bu xëyee na lijjanti élément nutritif yi bébé bi di naan, kële bu xëyee na lijjanti pathologie yi bébé bi war a am. mu ne man 40 jours par 40 jours laa fii ñëw. mu ne moo tax jigéen su gëmul yàlla xamul lu xew, ndax musul gis jigéen bu ëmb yàlla ne la pëkk-pëkk ne la defarul tey la ñuy defar sa tànk doom, wala bul yeewukat dañuy monter say xefi doom. yàlla ne na man maay nekk ci sama entreprise 40 jours bu nekk ma dugg fa di xool lan moo manqué. mu ne tey yow war nga xam sama xereñ, parce que bi nga ëmbee sama toxu mànn yu boobu naan nga lu tàng te lakkul ki ma am. mu ne bi nga ëmmee sama toxu mànn yu boobu naan nga lu sedd te loxolul ki ma yor. kon bés bu jotee pour mu génn dalay wóor ne la damay sagal blouse blanche bi, gynécologue bi taxaw naan 2 doigts, infirmière ba taxaw naan tensiomètre, médecin ba taxaw naan léegi mu génn. yàlla ne man dong maa xam kañ may génn parce que maay kun fa yakun. mu ne ko nag penc nag l'islam ne ko xoolal jigéen bi nga xamante ne nii keroog bi ëmb boobu amee si la yàlla tabaxee destin wu doomu aadama ruux bi ma ko dugalal moom. mu ne ko doo si réfléchir yow jigéenu jullit, moo tax keroog bi nga génnee waroon nga xam ne su ma génnoon si yow miy jigéen ëmb bi nga ëmb muy muus nga fëx, su ma ko génnoon muy xaj nga fëx, su ma ko génnoon muy golo nga fëx, mais dama ko génn mu nekk nit ni yow. moo tax Dieu a créé l'homme à son image. mu ne su ma deful woon yax yooyu ma muur ko ak laxma fa kachaw nal xisaama laxman, nee na soo ko génnee muy squelette jigéen daw. mu ne nga génn ko ma ne la nga nàmpal, soo daggee sa wen mu génn deret, mais nga jox ko mu nàmp mu génn soow. boo nekkee ci seddaay nee na ma réfrigérer soow mi ba mu sedd bébé bi di nàmpalu sedd, soo nekkee ci tàngaay ma seral soow mi ba mu sedd bébé bi di nàmpalu sedd. te pourtant ba nga naanee café bu tàng lakkoo ko
mu ne ko kon nag yow ki la bind nag moo mën a bind fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin. mu ne bi ci des yow jigéen jul dama la sagal parce que man yàlla ku ma lebal ker ma fay la guddi fu la neex fërëngu. moo tax bi ma demee ba gis ne sa état de grossesse 290 jours la war a durer ma jox ko Maryam sagale ko ndax moom nag wa Maryamu imnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimatillahi wa kitaabihi ay wa kutubihi wa kanat min alxaanitin. moo tax ma ne jigéen ëmbal waay ma jël suuratu Maryam def ko mim 40 def ko ra 200 def ko yaa 10 def ko mim 40 muy 290 jours de Maryam muy la grossesse de la femme musulmane. mu ne mu génn nag mu ne ko yow ki nga ma indil kan la mu ne ko kii mooy nit maa bind créature yépp bind gàncax bind mala bind géej bind jéere ji bind asamaan bind suuf mais kii mooy seen sang. mu ne ko kii mooy kan mu ne ko kii c'est le plus grand favori de Dieu sur terre. Serigne Cheikh ne l'homme c'est le plus grand favori de Dieu dans la compétition interuniverselle. mu ne c'est là qu'il accorde un sens à cet être et cet être n'a qu'une seule liberté, celle de compétir pour arriver à la dignité humaine ou ne pas compétir et rester dans l'animalité. mu ne que c'est l'intelligence, c'est l'âme, c'est le corps. kii mooy nit. mu ne ko wante nag yow nit maa ngi lay xamal ne ñaari liberté yi nga am, celle de compétir pour arriver à la dignité humaine moo la may tabaski jot ñu ne la rendil xar tabaskee ko, moo la may tamxarit jot ñu ne la rendil nag tamxaritee ko, moo la may koor jot korite jot ñu ne la rendil ganaar koritee ko. mu ne ko waaye nag su fekkee da nga bëgg rester dans l'animalité ñooñu xaraam nañ la mut la xan parce que yax ñoo ma yem. mu ne ko penc réccu du wees ndax yow ñi ñëpp jàngaluñ la waaye xamal ne man l'islam dootuma fi nekk di la jox ay directives parce que am na ñoo xam ne nag bi may ñëw ci penc fi ma leen tegloo seen tànk teg nañ fa seen tànk moo tax bàyyi ma jox la ay repères rek nga topp ci repères yi soo toppee ci repères yi doo juum doo juwaatle. mu ne ko sama premier repère lan la mu ne ko wóol ma jigéenu jullit bi bëgg a koom-koom ak ñoŋ joxoñal ma ko Sayyidatuna Khadija rek su ko toppee bu ëllëgee ñu ne ko irji'i ilal janna parce que moo nekk première femme boo xam ne man l'islam bi ma ñëwee moo ma dëggal. moo nekk première femme boo xam ne bi man l'islam bi ñu ma boole ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekk lii du asatirul awalin. moom mooy jigéen bi nga xam ne bi yonent bi ñëwee war a liggéey war a am koom-koom moo jël boppam ak alalam ñoŋal ko ci yonent bi jox ko garaatu amanat bi iskafarani naas wa saddaxat nii iskazabani naas wa waasat nii bi maaliha isxaramani naas. yonent bi ne ah Xadija daal jël na kubbe ndax bi ma ñëpp weddee moo ma dëggal bi ñëpp ne muy jéen borom tubéy ju gàtt ji ñëw fi naa mooy yonent bi yow kii tee ñu koo rey kii yim fi indi sa asatirul awalin la. mu ne moom moo wax ne man maay nabiyullah. mu ne te nag bi ma ñëpp embargoowee naan yonent buy jaay bu ko kenn jaay suy jënd bu kenn jënd nee na moo jël alalam ak boppam ñu lew ma doom mu te li gën a neex ci sëy muy doom yàlla si moom la ma ko maye. kon da ngay wër koom-koom rek jigéenu jullit ba ñu war laa fagu si sa ay tendance Xadija ngi noonu. mu ne wax ma keneen mu ne keneen ki ñëw ne ñun nag moom intellectuel taluñu ay daayira ak ay conférence su diine parce que fi mu ne nii moom Nations Unies moom thème ya fa nekk violence faite aux femmes la ak nangam ak nangam. mu ne ko yow da ngaa réer bu dee intellectuel rek am na ku la gënul nekk intellectuel fuuf nekk ci keppaaru yonent bi. moom amul an Habib Hurayrata amul an Muslim amul an Bukhari am na fayda bu toll ni an yonent bi rek muy Sayyidatuna Aïcha toog si keppaar yonent bi mokkal 2210 xadis yonent bi solo yu amul intermédiaire. yonent bi ne maa raaytu ahlamu bil Qur'an wala bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shehrin min Aïcha mais man maa mosul gis jigéen bu mokkale ni alquran ba mel ni Aïcha.
maa mosul gis ku mokkale ne fiq ba mel ni Sayyidatuna Aïcha maa mosul gis ku mokkale ne xam-xamu poésie ba mel ni Sayyidatuna Aïcha maa mosul gis sax ku mokkale xam-xamu médecine ba mel ni Sayyidatuna Aïcha mu ne ko yonent bi nag yaa ngi bëgg far nag Aïcha moom fu mu mokkale médecine 7 ans lañ koy jàng di mu ne comme yonent bi moo nekkoon kobo yu yàlla ba maladie bu mu bëgg a teg si yonent bi la koy diagnostiqué mu nekk nit ku chétif médecin yi bu ñu ñëw yonent bi ne bopp mooy metti Aïcha la ñuy jox boîte médicament bi su dee biir mooy metti Sayyidatuna Aïcha la ñuy jox boîte médicament bi su dee tànk mooy metti moom la ñuy jox boîte médicament bi mu dem ba posologie yonent bi tax mu xam-xamu médecine yonent bi ne ko man Aïcha nag dinaa def ñaari scénario ci yow mooy su ma ko fekkee muy nelaw dama naan ñi entourage am tëjal leen ko bunt bi dàqal leen ko weñ yi taal leen ko climatiseur yi ñu ne ko yonent bi yow loolu tax mu ne Aïcha intellectuelle la te comme dama ko joxoon garaatu xuzi nisfa dinikum min azi umayra moo tax suy nelaw dañ ko war a bàyyi esprit am tranquille pour bu jógee bu bindee rek ni am plume alerte mu ne waaye def ma ko Sayyidatuna Fatima moom su ma ko fekkee mu ñëw dama naan ko mu jóg parce que moom ruuxam jaamu yàlla moo koy dundal te ku sa ruux jaamu yàlla dundal say nelaw warul bari ndax ala bi zikrillahi tatma innal xulub mu ne kon booy wut intellectuel boo demee Sayyidatuna Aïcha boo paree nga dëpp ndax moo la gën doon intellectuel mu ne ko bàyyi ma dem ci Fatima la femme qui a fait l'intégration de la vie mystique muy Sayyidatuna Fatima ñëw rek sàlloo ndóol moo tax ndóol du xas ñëw rek sàlloo ndóol te mënoon na yàlla yow moom yonent bi mooy sama baay fii kat doomu monsieur le maire la doomu honorable député la doomu président la waaye moom doomu yonent bi nag dafa fas yéene wax ne li daloon yonent yàlla nuux ak yonent yàlla luut du ma dal mooy sama baay yonent la du tere ma mat yàlla jaam Sayyidatuna Fatima ñëw yenu këllu mysticité nekk femme mystique dem ba yonent bi wax ne kii moom taahiratul mutatahira fatimatu bid'atun minni fa man ahdabaha faxat ahdabani wa man ahdabani faxat ahdaballah Fatima dogit la ci man yonent bi ku ma merloo nga Fatima ku ko merloo nga ma te man ku ma merloo man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam merloo nga yàlla Fatima toog ci jamono jigéen ñi def benn complot pour wax na ne tendance du yóbbu boroom jikko ñëw jigéenu arab yépp ak seen richesse yónni benn sophisticé ñu dem ne Fatima dañoo am fii benn conférence yaay marraine bi conférence bi nag ñépp lañu woo mais yow daal lañ fi gis ne yaay doomu yonent bi yaay marraine bi Fatima leen nangu naa ko ci xol bu sedd ban bés la ñu wax ko bés bi fan la ñu sàkk bayaal bi nga xam ne moo gën a rëy ca jamono boobu génn dem ne Fatima de wax naa ko xanaa moom day fóot yére bi muy toggee noonu sol ko moom amul lu mu sol waaye bàyyi ba mu ñëw ba ñu génn suñu jesneer yi ak suñu cuub yi ak suñu brodé asli yi bàyyi rek ba mu ñëw jour ba jot ñu tànt mi kenn ku nekk yaa ngi génn say perle en diamant ñu ne pour gën a humilier Fatima nañ def benn délégation dem jëli ji ko këram ndax su génnee ak malaanam yooyu muy sol ñu mën ko humilier ñu woo Fatima ne ko ñu ngi fay ñëw jël si la Fatima ne amul benn problème heure bi jot ñu ñëw taxaw si buntu Fatima ku nekk ngi rey ñu jékki-jékki Fatima ñu defal ko mais bi Fatima naan tël ku ko gis rek sa cristallin fay ñu naan waa Fatima mooy ñëw nii am pànk bu mel ni suuf si na mu Fatima lu mu mën a ñëwee nii Fatima daa am lu mu sol bay sol yére yuy tàkk kii de xanaa boo maytul da koy accompagner ñu jékki-jékki Fatima sellte ba Jibril jëlali ko manteau boo xam ne les 99 noms de Dieu moo si nekk ku gis Allah rek xalangu ku gis Latif xalangu
ku gis xafuur xalangu ku gis waddut xalangu ku gis leneen xalangu ñu jékki-jékki dégg ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Fatima tuubal 2500 femmes ci benn bëccëg. ñooñu ñooy ay dalil. mu ne ko bi ci des xoolal Rabia Oustaz maa ngi ñëw de xoolal Rabia soo nee si penc mi laa nekk tendance sama fëkk maa fi doon sabaru maa fi organisé woon baal yi maa fi doon def cholédra yi maay organisé làmb yi maay organisé mbapat yi ay yii man nag moom mënatumaa dëpp. mu ne la tee ngaa xool Rabia xam ne elle fut la première prostituée des arabes. arab yi di ko xëccoo ay diamantaire mu jékki-jékki rek gedd lépp jàkkaarloog borom bi naan kaan sama xol amatul alvéole bu mu réserver góor bàyyil ma jël 8 alvéole yépp rek jox la ko yow yàlla. góor ñu ne mu ki day fontu yow kii daa yorul rek bàyyi ba ñu dem ñu yebal ñetti waay kii ñëw jóge almadi yor ay 4x4am yor ay immeuble am kële yor ay chéquier wam ndax moom moom banque yi kële yor ay suufam ndax moom moom terrain yi ñu ne nañ dem Rabia mi day fo borom immeuble bu ñëw ne ko waaye yow Rabia yow la yow est-ce que yaa ngi ak sa xel yow ni nga jekke woon yow arab yi niñ la chérire woon yow nga xëy rek di wax ay waxu yàlla yow foo ne dangay ñëw almadi ma daggal la. xam nga am na koo xam ne bu la bëggee tendance ci koom-koom la lay jaar danga ñëw almadi ma daggal la kenn ko yow banque yi maa ko moom maa leen di alimenté ñëwal du ma defal la chèque à blanc kenn ko yow suufu tund bi man maa ko moom samay maama ko moomoon kaay ma daggal la si. Rabia ne leen yéen ñëpp d'accord naa ak yéen ci kaw ma posé leen ñetti question ku ma ko tontu rek sooy dem dooma fi bàyyi ku nekk toog ne ko ñu ngi lay déglu mu ne bu njëkk bi. mooy man Rabia gëm gi ma gëm yàlla ba delloo ko sama bopp est-ce que yàlla bés bu ma reyee sama ruux bi dina ko tàbbal aljanna ñu ne ko Rabia loolu haza ayib loolu moom xamuñu ci dara. mu ne deuxième question man Rabia jaamu gi may jaamu yàlla est-ce que bu ma demee ci sama bàmmeel malaayika bi ñëw sama nijo di ma wax man rabbuka ndax dinaa ko wax allahu rabbi kii ñëw naa ma man nabiyu ko ndax dinaa ko wax muhammad nabi kii ñëw naa ma kitaabu ko ndax dinaa ko wax alquran kitaabi kii ñëw naa ma diinu ko ndax dinaa ko wax al islaamu diini ñu ne ko loolu yow tamit loolu affaire yàlla la. mu ne waaye kon bi ci des sama ruux fu mu ne ñu ne ko yow rabbi da ngay fontuwaay mu ne comme yéen ñetti question yi ma posé xamu leen ci dara bàyyi leen ma wax ak ki ko xam. gestu na yàlla uhibbuka xubbayni xubbal hawa wa xubbun anta ahlun li zaaka. ñooñu jigéen tendance sonalu leen mu ne waaye démarqué wul ñooñu ay arab lañ yàlla te seen trajectoire dund ñu am fil conducteur. Sayyidatuna Khadija yàlla da ko mooñ pour mu ànd ak yonent bi. Sayyidatuna Aïcha yàlla da koo préparé pour mu ànd ak yonent bi. Sayyidatuna Maryam yàlla daf ko préparé pour mu jàngal ummahatul mu'minin. Fatima la même chose. mu ne waa ñoom maam Roxay Njaay nag ñoom maam Fat Wade Wele nag ñoom maam Jaara Buso nag ñoom soxna asukan nag ñooñu marché HLM fi la leen fekk de marché Zeng fi la leen fekk de Jesner fi la leen fekk tendance fi la leen fekk jikko bu yàqu fi la leen fekk lu tax ñu ñëw. mu ne bu njëkk ba jigéen ni ngay xaxare ni ngay daan xaxare sa peccoor ga buy ñëw nee na ñaari ko yëpp noonu lañ daan xaxarante ci seen borom kër. suñu mbokk murit yi maam Anta Sele maam Anta dafa woo benn jour borom këram mu ne ko dama romb benn soxna ma bëgg nga takk ko ñaareel. mu ne ko moom yow nooy rombe soxna rek naa ma takk ko ñaareel ak kooku fu mu dëkk mu ne kooku maam Jaara la tudd. yow loo xamal maam Jaara mu ne ko gis naa ko mu am sakina boo xam ne bés boo ko takkee
yaakaar naa mu jural la ko ñuy coow. mu ne ko dox ko. première femme bi dox ko ñu xëy indi maam Jaara Buso ñu toog nag di bàkkante mu ne ko nañ tëju pour xool naka la ñuy sëyale maam Anta mu ne ko yaay aawa waxal mu ne ko man de fas yi naa sëy ba indi fi jant ak weer mu ne ko jant ak weer nga bëgg a indi mu ne ko waaw mu ne ko yow nag maam Jaara koy indi mu ne ko bàyyil ba suba mu xëy dugg ci néegam ubbi alxuraanam bi muy jàng ba gis maa kaana muhammadun aba axadin min rijalikum walakin rasulullah xaatamin nabiina wa imaamil mursalin mu jooy mu xëy wujj bi ne ko yow loo gis mu ne ko malheureusement ki ma doon seet laa gisul parce que dama ko bëggoon jural muhammad mais bi ma demee ci alxuraan yàlla moo ma wax ne muhammad jeex na waaye bi ma xalaatee fas yéene naa ko jural asamaan ban réew ngeen gisul asamaan moo tax suñu mbokk mu naan laan Bàmba fépp nga dem ci tarixatu tijaan ñu la ñun ñetti jéeg lañ am aawa ñaareel ñetteel ñu ne ko kuy aawa mu ne maam Faat Wadda Wele mi jëndee mi daaxee mbubu diineem mbubu tendance mu ne ko bi mu ko defee pare lu mu am mu ne ko moo jur Maodo borom parisol bi ak abbaayam boobu ñu koy werante ndax bi ñuy bind yonent bi dafa nekkoon caméra cachée wala lan jigéen a ko jur koo koy aawa ñu ne ko kuy ñaareel bi mu ne maam Roxay Njaay mu ne ko lu mu def mu dafa du jënd noblesse tendance Ali Buy Njaay noble ca Saint-Louis jékki-jékki jël sa pas-pasu diine daaxee ko Maodo Malick boo xam ne dañ doon wax ne tukulóor bu gàtt bii xanaa du tukulóor bii ñu naan dafa neex alxuraan day sëy ñu ne lu mu am mu ne am na koo xam ne da wadumta amiral xaq la wa sidxi wal wafa rafiqan bi biidil ardi turan wa suudiha da koo liggéey ba xilaafa di ko wër naan ko ataatuxul xilaafata mun xaadatan ilayhi tujarriru azyalaha falam takku taxbalu illa lahu te walam yakku yaxbalu illa laha te walaw raamaha ayruhu fi lwara la zulzilat al ardi zilzalaha mu ne maam Roqay Njaay dafa liggéey jur borom bone carré boo xam ne tubaab yee ko xool ak ñi nga xam ne ñoo ko waroon xool nekk dëgg nag li zaaka tawassalna ilayka bi kulli ma atat kasama muxtalatan bi suhudiha waaye kii mooy prince su dëgg mooy prince su dëggu mooy prince su matal kóllëre si njabootam loolu nit ku weex ki da koo signé nit ku ñuul ki signé ko mu ne ko kan mooy ñetteel bi mu ne ko maam asukan moom bi mu ñëwee dafa jël maam Roxay Njaay ak maam Faat Wadda Wele def leen ñuy ay wujjam mu ne leen ni ngeen def ba jur ku ñuy coow man dama koy def ba jur lu ñuy coow ñu ne ko yow koo indi mu ne man bi ma laata indi man asukan ñoŋal naa ay jigéen ba tendance fëkku leen ndax bi ma nekkee Tiwaawan jigéen jëlul ndabu fay mu ne man asukan bi ma laata indi sëyal naa borom kër ndax bi ma nekkee Tiwaawan sëriñ Babacar su ma ko laajee dépense day ñu poosam rek këmpa jox ma su ma xoolee du am dara su ma gëstoo taaj sama mbana ndox mu tàng muy bax waaye comme yàlla da koo teral yàlla da koo ormaal balaa tàkkusaan daxaaru Maodo ñëw ma séddale ko Tiwaawan joxe liñ ci mën a lekk daxaaru Maodo gi ñoŋ ñu ne ko loo fi indi yow mu ne l'éminent penseur le miracle du ciel
l'homme qui a répondu à toutes les questions de la vie, les questions d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Étudiant yi ne ko mais Mame Cheikh lu tax yow question bu ñu la laaj tu as la réponse au bout des lèvres mu ne c'est parce que je me suis déjà posé cette question. ñu ne kon Mame Fatou Wade Wele mooy aawo bi Mame Rokhaya Ndiaye mooy ñaareel bi Mame Assou Kane mooy ñetteel ñu jékki-jékki benn gis benn tukkuleer bu xonq cur mu ne maay seen ñeenteel ndax man maay jur law lam yalux fii fadaa il kaw ni tal atuhu tabxal bariyati fi zalma iyallaahu mu ne ko yow koo indi mu ne man maa indi Moustapha l'élu de Dieu ki nga xam ne mooy mujahid murshidul am mooy tabibu nafs mooy miratu zaman mooy isra ruuxi ndax nuurun ala nuur xam naa dañ koy may juróom minute mu tënk rek ñu dem julli ci bu ñu paree mu àggali. xam naa ñu ngi ci conclusion bi sax waaye ñu wax rek tukulóoru Sokone boobu loo jur mu ne bi ma laata jur dama lebal yàlla ñu ne ko loo lebal yàlla mun a jël këllu muñ rekk fas yéene koo yenu xam ne yàlla muñ moo koy fayal boppam. kilifa teg ma Tiwaawan ma ne fa dungu toog mu nekk ci ruxam Dakar ma koy muñal toogaay bi ba jantuwuma benn yoon ndax gëm gi ma gëm ne banallaahu lil axyaari baytan samaahu humumun wa xiitaanahu axzaan wa xaala lahum inna miftaaxa baabikum as-sabr. yàlla ne je n'aime pas ses amis te man yàlla maa jël muñkat yi dugal leen ci pantare bu xat jël caabi ji tëj ko juróom-ñaari tëj damm ko ñi nekk ci biir xool plafond yi muy ay jafe-jafe ñu xool miir yi muy ay difficulté ñu gëstu ne yàlla lii lan la mu ne inna miftaaxa baabikum as sabru soxna su fi dem ne sabru boobu laa muñ ba jur ki nga xam ne su ëllëgee sax bu ko yàlla ne yàq waa mustarshidin wal mustarshidaat irji'i ila naar mu ne ko rabbun tabaarak ndax gëm gi muy gëm ne l'histoire va se répéter encore une fois nekk yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Mustafa wa ahlihi. kon jigéen day bàkk boppam toog wax ne kër gi naa fi jur ku ñuy coow loolu nag noo koy amee mun Serigne Cheikh ne nekkal soxna ñu ne ko soxna mooy lan
mu ne c'est un vocable qui sert de qualificatif pour désigner une femme vertueuse. Attribuer ce titre à une femme revient à lui offrir un collier de valeur indiquant son appartenance à une certaine classe. Moi, le terme sokhna est une somme de valeur, un chef-d'œuvre que toute femme doit monter pièce par pièce, quel que soit son statut. Moi, être sokhna, c'est bien se connaître pour bien se conduire. Être sokhna, c'est incarner sa féminité à bon escient. Moi, être sokhna, c'est avoir des repères et des choix judicieux en vue de réaliser un projet de société nouvelle. Mon être sokhna, c'est se réussir pour réussir son enfant. Mon être sokhna, c'est la capacité d'une bonne gestion de ses ressources matérielles disponibles. Mon enfin, c'est une conscience éclairée qui humanise les actions de la société. ñu ne ko sëñ Cheikh loolu dafa gudd résumé ko rek mu ne nekkal wa mu yatakallidu del dégg waaw mën a muñ laa bi te lewet wóor te gore tey laab jërëjëf Thialla mu ne kon li ñuy tëje mooy diggante vertu ak tendance jarul sori parce que bëri bi vertu ak tendance combat bi ñu leen tëggal nee na jigéen mooy promoteur bi combat wu vertu combat wu valeur ak tentation jigéen moo ko tëgg bakk ay mbërëm nag mbër bu ne mu utal ko sponsor ñu ne ko ñan ñooy sponsoru tendance mu ne sponsoru tendance dem naa ci entreprise bu ñuy wax ñàkk yar ak ñàkk kersa ak ñàkk orma ak ñàkk xam-xam ak bëgg àdduna ak néew xalaat ak toppandoo lu ne ak roy lu ñaaw ak ñeete ak goree deg doyati ñi ñooy entreprise u tendance ñoo ko sponsorisé ñu ne ko entreprise u vertu nag mu ne dugg naa ci entreprise sponsoru vertu mu ne dugg naa ci entreprise bu ñuy wax dëggu muñ sellal xàmmee ràññee settantal doylu sellal sa xol sellal sa ruux mbaax laabiir woyof am kersa bari xam-xam dëggu te wóolu ñi ñooy sponsoru vertu ñu ne ko kuy signé contrat bi signature bi lan lay ne mu ne yow ma yen faxu saddixina sidxahum ñu ne yonent bi kon dóoral cachet mu ne fa may yaxmal misxaala zarratin xayran yara mu dóoral ko cachet waa vertu mu ne wa may yaxmal misxaala zarratin charran yara mu dóoral ko waa cachet tendance ñu gestu nag ne ko tëggal combat bi yow jigéenu jullit boo ñàkkee bopp ba tentation gañe tendance gañe vertu nee na nga jur ku ñuy ëw commissariat ñu ngi lay woo ku ma fay xaar doom ju jubati mu ne ko waaye nag soo ñëwalee sa personnalité ba vertu doo tendance ci combat boobu nga tëgg nee na nga jur ku ñuy coow mu ne moo tax jigéenu jullit mooy fëgg dënnam ne naa fi jur koo xamante ne bu daagoo ñu xam ne diwa ko jur mu ne melal ni nga war a mel rek ñu ne ko lu la koy may mu ne xanaa nga ñëw robbu jikko ñu ne ko robbu jikko moom man jigéenu jullit nu ma koy ñawe mu ne da ngay dem centre commercial bu ñuy tudde l'islam nga dugg ci magasin bu tudd charia nee na di nga fa fekk jaaykat bu tudd xaqiiqa mu daggal la tissu wéetal yàlla ak nite mu ne boo ñëwee jox ko tayeeru baatin ndax ku amul kilifa jinne di sa kilifa mu ne mesurer robe bi ci jikko ngeen kon xoolal tailleur bi rek comme moom xam na fi yoon yiy jaar xam na fi cër yiy jaar xam na li yàlla bëgg na la mesurer ci épaule ragal yàlla ne na la defal poitrine sellal sa ruux ne na la defal bassin wu dëggu longueur muñ nee na nag wax ko mu teg ko ci machine wóolu daamine ko garniture ngëm mu ne jëlal puso dal teg ci renfort wéetal yàlla
dawal ko ci renfort ngëm nee na nag soo pay robe bi solal ko mannequin wu diine mooy femme musulmane mu ne fu ma koy jaaye mu ne ko bul sori exposé ko ci pénc bind ci nag vente aux enchères robe bii du lamb du late kenn du ko wanteer ki gën a cher lu muy jaay kooku lañu koy jox moo tax jigéenu jullit du fawee boppam mu ne ko robe bi mbubbu tasawuf lay doon du lamb du late kenn du ko wanteer mannequin biñ koy solal day nekk imraatun muslimatun mu'minatun saalihatun tayyibatun ka shajaratin tayyib yaxruju nabatahu bi iznillah mu ne ah lii de ku ko sol nag nekk reen mu ne ko kon daagul waay femme musulmane kon xamal ne cette reine est une femme vertueuse qui sait que le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme dotée de valeur est digne d'éloge. Donc soyons des femmes modèles. Ay femmes spirituellement fortes bu yàlla jotee nga jël, intellectuellement bien formées bu xam-xam jotee nga taxaw, moralement valable jël say jikko def ko ba bitiku mbagg, socialement utile kuy dugg duggaale la pour penc mi jag. mu ne ko su boobaa nag fa nga mën a tëgge sa dënn wax ne man ana muslima ana mu'mina ana saaliqa ka sajaratun tayyiba yaxruju nabatahu bi iznillah. kon nahuzu billah min sharri al-kuffari wa min sharri an-nasara wa min sharri as-salatin wa min wazirin wa jinnin summa zi qadin fammin wa aynin wa aynin wa shayatin wa zalimin wa munafihin wa zi hasadin wa man tafashakha ya rahmanu najini min an-nasara wa man khafaw tarihahum yallahu ya khayyu ya man qala udkhuni inni dahawtuka za khawfin fahus bi yadi ya ja'il al-hali bayna al-kafi wan-nun kun ya awalan ya akhiran wa ya zahira nawwir basaira abdika al-mutazallili la yabtalina Allahu jalla jalaluhu bi baliyati al-ihradi an hadha al-wali wa akhiru dakhwana an alhamdulillah wa salaamu alaykum wa rahmatullah. xam naa ñu dugg julli rek bu ñu paree ñëw mottali jotaay bi incha allah.